moo tax mu ñu ñëw fii mais du bii mooy suñu premier yu ñëw nañ fii daawaati jéeg ñëw nañ fii daaw ñaata yoon ñu ngi ñëw fii di ko siyaare si ci weer koor moom ci yaatuwaayam ak mbaaxaayam moo tax toujours waa Karantaba Suna Karantaba Casamance foofu la bàyyi ko moom chaque année dañuy def foofu jotaay bu mag boo xam ne magal lay doon magal boobu toujours def may yónni ay njabootam ñu ñëw teew foofu ci jëmm Sine Touba parce que dëkk la boo xam ne Suna Karantaba dañuy bëgg Serigne Touba donc ndongo daara ñuy fa nekk ñëpp kasaayit lañuy nafar tout le temps donc chaque année dañuy ñëw di ko siyaare si encore di ko ñaanal gudd fan ak weer Xaadim Rasul mbiram moom luñ ci mën a wax du sori parce que comme yàlla lu mu wax o man yujahidu fa innama yujahidu li nafsihi wa an laysa lil insani illa ma shaa wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu li jazaa al awfa wa anna ila rabbikal muntaha Seexul Xadim lu mu liggéey ñëpp gis nañ ko liggéey la boo xam ne léegi njariñam àdduna ñëpp la dafa nekkul kaasa ama ñëpp ñoo ko bokk ku sant Mbakke ku santul Mbakke ñëpp bokk Seexul Xadim ñun fi ñu jugee 300 et quelques kilomètres la di ñëw fii di siyaare si Muntaga di siyaare njaboot Seexul Xadim di siyaare taalibe ñëpp di siyaare Hizbu Tarqiya di siyaare leen yéen ñëpp parce que seen liggéey bu mag ngeen somb liggéey bi rafet na ku ko gis rek da ngay yéemu man de daal naa ñëw fii tout le temps mais bu mel ni jotaay musuma koo fekk bii mooy sama premier yoon. waaw kon mu nekk ay jéego yu am solo yoo xam ne nii buñ toppee taarixu islam mag ñi doon nañ ko def ngir dundal diine ak l'islam kon mel na ni taxawaay boobu ngeen yeesalaan seen diggante ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké loolu itam ñu bëgg nga gën cee yaatal bu baax a baax ci bennoo gi nga xam ne nii seen jéego yi firndeel na ne islam benn la te nii la war a demee. comme yàlla lu mu yàlla wax rek innamal mu'minuna ikhwa mais ikhwa boobu dañ koy doxal tout le temps ci suñu diggante ak si ñi fi jiitu woon bala depuis Sëriñ Abdou Lahad ci foofu la ñuy tàmbale Sëriñ Abdou Lahad la ñu commencé woon di ñëw fii di ñëw Sëriñ Saliou di ñëw ba léegi ne Sëriñ Mountaga moo fi nekk yàlla na yàlla may ko gudd fan ak weer ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak weer ak tawfiq yéen tamit ñu ngi leen ñaanal gudd fan ak weer seen liggéey na ngeen ko continuer liggéey li ngeen nekk liggéey l'islam moom ku ko nekk doo dellu gannaaw maa ngi wax tuuti ci soose tamit parce que mbaadi mandinkoolu minnu ye lon ko mbotane feeje Suna Karantaba alkaali almami mbaal bee konton na wolle en bulanan kana jam ka futanan Sëriñ Mountaga ma ka konton ala ye anen ciilaye anen shahar ramadan al mubarak hormo sabula sawo san ko aka ca ñaami Karantaba fana ka hewo min cenna gamo min ye lon ka ceta game baate ko gamoñen game fawonte magalolam o magalo kana kaw fana buña sindiyama comme sawo sa ka ca ñamin kata kuwo ka sola ate fawla ka ñin ka sola sawo san sahru ramadan o kono sunkaro kono kam cili pour ngana naye ñooje nga duwa e simala ni jata kende a fana e duwa sate ay duwa banko ay duwa ñe na silo mo walti e Touba sate kono jërëjëf ci kàddu yu am solo yooyu ngeen tekki ko daal di koy tënk ci kàllaama soose mu nekk kàddu yu am solo yoo xam ne nii rek day fësal bennoo gi nga xam ne nii gis nañ ko tey ci jullit yi nga xam ne ñoo féete ci réewum Sénégal wax nañ ko léegi mu nekk ay jéego yoo xam ne ni naka jekk nii la ko mag ñi doon doxee dem dëkk ak dëkk réew ak réew ngir dëgëral jéegoy islam yooyu nga xam ne nii benn kese la kon mu nekkoon ay gan yu tedd yoo xam ne nii ci fàttali ñu ngi bàyyeekoo ci diwaanu Casamance
at mu jot nag ñu ànd ak seen njaboot ñëw di yeesal seenub ziar ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg loolu te wér ni mu ko waxee léegi nag tey ji nag di taw feexu ñu am taw feexu fas yéene fekk jataay bu njëkk bi ci dundal koor gi nga xam ne nii fii lañ koy def ci kanamu sëriñ bi di yëkkati xasida di leen fàttali rek programme bi incha allah kuréel gi toog mooy kuréel 2 bu Hizbut Tarqiyyah Touba ñi nga xam ne ñooy yëkkati xasida yi jamono yi di kuréel 3B bu Ndakaaru ci kanam tuuti Baye Mansour Seck di suñuy jëwrin dina leen dalal ñu biral programme bi nga xam ne nii moom lañ fas yéenee jàng tey ji di leen gën a ndokkeelaat bu baax a baax ci ànd gi ak topp gi ak wóolute gi waaye nag ci ay bërëb bi fasantikoo ngeen di topp liggéey bi moo xam ci réew mi wala bitim réew di leen jox dox daje ëllëg rek incha allah di ñaan daje ci ngërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sant nañ bu baax رباعي كتاب الله والسنة التي حديث تفسيره لست سارسي يقول لي أخي بقرآنه المنى ولي بارك الوهاب في الخير والغسيل صراطي صراط المستقيم الذي به وزلنا من الأغلال كالميل والغسيل علي لوجه الله ترتيب سكره خديما لمن أنا به أنس المسيح لمن غاد لي أفكار من وخيره سكوني خديما للذين نجسوا خفيف يدي مصطدمت المصطفى ذات رفعة حسمت من الأعداء والرعد والسكين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وزافي قيود الله في القلب سودي ما الله أسد لنبي بجاه من على كان لم قبنا قبل بالولي ما الله أسد لنبي بجاه من على كان لم قبنا قبل بالولي بجاه من هذا سيدا بعد أبناه إلا خلقا وخير الدين حسناه بجاه من أزى سيدا بعد حسناه نلنا خلقا وخير الدين حسناه بجاه من أزى سيدا بعد حسناه نلنا فلان وخير الدين حسناه أردس كل ليلة بعد ما مدادي على الذي خلاه في سوريا يقول لي كل ما أردى وأصاب محمد أجل أرى
asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon ñi ngi nuyu ñi ñuy teewlu ñëpp ci jataayu almashrabu saafi min al manbai shaafi tey di ñaar fukki fan ak benn ci weer Ramadan dëppoog bisub àllarba ñu am tawféexu fekkewaat bis bi nga xam ne sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké mooy ki nga xam ne moo ko digle ren di ñeenteelu at ñu koy def ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te moo ànd ak wér. jataayu njàngum xasida jataayu jaamu yàlla jataayu teewlu ak dundu weeru koor wi ni ko Serigne Touba digle woon loolu mooy li nga xam ne tey mooy li ñu fi dajalewaat tey nag kuréel gi nga xam ne ñoo ay njàng mi mooy kuréel 2 bu Touba ci njiital sëñ Modou Diop waxoon nañ leen ko démb ñi ngeen dégg ñuy gàttandu tamit mooy kuréel 3B bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Dakar ñoom ngeen dégg noonu ñuy jàng di xaar Serigne bi yegg si looloo waral itam ñu fas yéene dalal kenn ci ñoom muy Serigne Abdou Khader Ndiaye sëñ Jili Ndiaye
ngir mu dégtal ñu programme bi nga xam ne moom lañu fas yéene jàng diggante daaj yi ak xasida yi sëñ ji li ñu teewlu la. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp di leen ndokkal ci weer bi di jiital ci nuyoo bi sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. waaw ginnaaw loolu ñu indi programme bi nga xamante ne si moom lañ fas yéene jàng tey ji kuréel bi jàng wax nañ ko mooy kuréel de Touba xasida yi ñu war a jàng bokk na ci mooy xasida yi nga xam ne sëñ Mountakha moo ko jox kuréel yi mooy xasida Ramadan yi raditu an rabbil aradi was sama ci la bokk ak raaya sëñ Moussa Diop ak anta rabbi sëñ waa Daaru Moxti ak yaar bi Moustapha sëriñ Massam moom lañu fa war a jàng tey incha allah. jërëjëf sëñ Jili kon ñu fàttalewaat ne sëñ Modou Diop mooy kii jiite kuréel gi muy kuréel 2 bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ñu leen di sant lool di leen ñaanal tamit li tax tamit ñu ñëw fi teew sëriñ bi dimbale leen ba ñu defee ko ni ko sëriñ bi bëggee kon sëñ Jili mën na de prestation sur les écrits de Cheikhoul Khadim, ces séances de déclamation des écrits de Cheikhoul Khadim qui a été initiée par le vénéré Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Nous prions ardemment pour qu'Allah lui accorde une très longue vie et une très bonne santé. Lui qui est l'initiateur de cette rencontre, de ces séances de déclamation quotidiennes qui ont débuté depuis le premier jour et qui vont continuer jusqu'au dernier jour, Inch'Allah. Nous vous disions donc que c'est le groupe 2 de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Touba qui sera à l'honneur dans la salle et sous la direction du maître de chœur Serigne Modou Diop qui va diriger la prestation qui sera faite par ce kuréel-là. Ceux que vous entendez en train de déclamer les écrits du Cheikh qui attendent l'arrivée du Khalife, c'est le groupe 3B de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Touba. Et ils ont également la charge de raccompagner le Khalife quand la déclamation sera terminée. En attendant, ils sont là, distillant des khassides suaves, en attendant l'arrivée du Khalife, une arrivée qui ne saurait tarder. Et nous disions également que toutes les sections, tous les secteurs de l'organisation sont à pied d'œuvre. Nous voyons au premier plan la police qui s'occupe de tout ce qui est aspect de... la police qui s'occupe d'aspects de sécurité et nous voyons donc la police qui s'occupe de la sécurité. Il y a également ceux qui sont affectés au premier secours, c'est la Croix-Rouge. Il y a également ceux qui doivent s'affairer autour des autres au moment de la rupture du jeûne, qui sont chargés de la distribution des mets de rupture. Il y a également le protocole, ceux qui viennent accueillir les dignes frères du Khalife, les illustres frères du Khalife, qui sont là chaque jour, les habitués maintenant. Nous pouvons citer Serigne Bassirou Mbacké, le porte-parole du Khalife, Ibn Serigne Abdou Khadr. Nous pouvons citer Serigne Moustapha Ibn Serigne Abdou Lahad et son frère Serigne Mohammedan Ibn Serigne Abdou Lahad. Nous pouvons citer Serigne Galas Kaltoum, un fils de Serigne El Hadj Bara, un petit-fils donc de Serigne Touba. Il y en a d'autres également, nous ne pouvons pas tous les citer tous, mais il y a également des habitués. La salle également, le même scénario, elle est quasi pleine depuis le début, n'est-ce pas, juste après la prière de midi. Et c'est une situation que l'on vit chaque jour et il en est ainsi. En ce qui concerne également la retransmission, évidemment, ce sont des colonnes couvrées, toutes les chaînes et tous les groupes se donnent la main pour faire un travail, n'est-ce pas, impeccable et qui est distillé à travers le monde, à travers tous les réseaux qui sont possibles. C'est également une situation qui est tout à l'honneur, n'est-ce pas, de ce qui se fait actuellement dans cette salle où les yeux sont braqués, où tous les gens sont concentrés pour voir également
l'arrivée du Khalife qui ne saurait tarder, nous le disions chaque jour. La sonorisation également n'est pas en reste, c'est elle qui distille ces déclamations, n'est-ce pas, à plusieurs kilomètres à la ronde autour de la résidence des hôtes de Cheikh Khadim. C'est dire donc que c'est un décor bien planté pour que les choses, n'est-ce pas, se passent comme on l'attend. Et nous voyons également la flèche qui doit venir avant l'arrivée du Khalife. Il y a également ses accompagnants, le staff, ces lieutenants qui sont là toujours prêts à intervenir, prêts à accompagner le Khalife. Et nous voyons donc que c'est une situation où les gens, n'est-ce pas, en redemandent toujours. Voilà donc le décor à Touba pendant ce mois béni de Ramadan, ce mois qui, n'est-ce pas, qui suscite une certaine tristesse, un certain pincement de cœur au moment où il doit nous quitter sur la pointe des pieds, puisque c'est le lieu de le dire. On est bien à 8 ou 9 jours de la fin de ce mois béni de Ramadan. C'est dire que les choses sont passées très très vite. Et là, ce que les gens vivent en ces circonstances, n'est-ce pas, est d'une suavité telle que les gens, n'est-ce pas, ne sentent même pas le temps passer. Et nous voyons tout autour, n'est-ce pas, de la résidence, les gens s'affairent pour scruter la voiture du Khalife pour voir si elle arrive. Et nous voyons sur l'image Serigne Moussa Nawel, cela veut dire que le Khalife est proche. Nous voyons également Serigne Youssou Diop, le responsable moral des Hizbut Tarqiyyah, à qui ce dossier a été confié et qui se bat chaque jour pour que tout baigne dans l'huile. Voilà donc pour ce qui est de ce que nous avions à vous présenter aujourd'hui. La proximité de Serigne Moussa Nawel, c'est la preuve que le Khalife n'est pas très loin et bientôt sa voiture va arriver dans la salle. Et également ceux qui ont suivi le protocole, qui l'ont compris, savent que son arrivée dans la salle également est le démarrage de la prestation pendant 1 heure d'horloge. Nous vous laissons donc suivre les minutes qui restent pour que les choses, n'est-ce pas, se déroulent sous vos yeux. Et nous reprendrons l'antenne, Inch'Allah, juste après la déclamation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
رديت عن رب الأراضي وسماء بغير سود وسكور رسما رديت عن رب الأراضي وسماء بغير سود وسكور رسما ملكني القرآن ربي وكفى وفيده منه إلي وكفى ضيافة الأكرم خير المرسلين لي طيبا خدمة خير المرسلين أقلد القرآن والحديث بوجهات القادر تحديثا نويت تالفا يكيس الكريم لوجه واهب الجنان والخلود علمني العليم والخبير فارقني التأمين والتدبير إلى توالي يقول الله إرشاد لا إله إلا الله ملكني القرآن والفنون من لي سوى يزازع الأنينا بعد الذي لم يرده ربي يدي بما لي اختار وأمري يلي لست أميل للهوى والنفس ولا لما يجرني لعفسي ساق سياتين ودر الدنيا لغير ذاتي من أبى بسنيا شكرت رب الأرضين والسماء من الجميع وشكوري رسما ملكني الذي له الوجود ما قاد لي منه تعالى الجود نفى الذي له البقاء والقدم مع المخالفة عنهم للعدم رد الذي القيام والوحدة لا لمن خلاني الخلا وعتلا بمن له القدرة والإرادة للقاد ذكره ولي أرادا دمنت ذكر الله بالكتاب مسانهم لي عن العتاب العلم والحياة والسمع معا بصري لي جمعت من جمعا نفى الكلام ضرري وكونه القادر المريد دام عونه دلني العالم والحي السميع على الذي انقادت به لي الجموع من البصير المتكلم انتهى كتابه وللإله المنتهى سعد
سعادتي لدى الذي دل الورى عليه قاد للمنى والسورى شهد للمؤثر الذي نفى عن غيره تأثير ما تصنفا هبات من له الوجود والخدم خادت لي الذي أجاز في الخدم هبات من له الوجود والخدم خادت لي الذي أجاز في الخدم قلبي لو في تاب بالجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار قلبي لو في تاب بالجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي هذا بل بالجلوس بلا علم ولا أمان والنفس قرار ما زال للخير وهو يجذبه ولسادتي بل وقرار يلوم وفي خير وفي كبار بإذن ربي والمبوس مبرار خلق جسمي ما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإسرار فاليوم وجدت هداية أبدا لله توبة من أدناه غفار غفار ليغفر ذنوب بوفق الكبالي بما علي ليدر زوره هار بمن يخاطبني في زور روضته بيدان من قول من بالعرف أمار ظلما تهيب وائل سدى بك الدار وعالم الدنيا سهل وأوهام لا يمنعك بعد من زيارتي إن المحب لمن يواه زوار إليك قدمت من قول ومن عمل ومن جميع الذي قد كنت أقدر وجدت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوزا ما بوزا وجدت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كامل حج ومنزار وجدت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كامل
هجو ومن زار حبيبي فضلك يا وهاب يا مليكي كوني لديك كامل بروح زوار بجاه ما حيث مس سادات خرباه شمس تقاربها في زار أقمار أو أنه إنه فيما يرى بصار بر حواليها بار وأنهار للبدر نور عظيم مر يصنع به لكن لسان لم يكن لشمس زهار للقصب دون لدى عين له نزالت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبريمة هنداب مشربه لكنه من خالي البار أقدار أدار ماء ولا كالوبل منسجما ولا بجار نادى بالماء أقدار ذاك الملاذ الذي أرجو نجاة به دنيا وأخرى فالي في حوله جار وهو الذي قادس بأسيادته لكن لسان له كالقلب سوار لو علي لوجه الله نزانا مساسا كلها من يوم يقدر وهو النجيب الذي في وثق القدير وخلقه خلاتس جاء وأسرار ولم يجي من زال الإبلاغ والبلاغة بسجع وسريم ما سمع سار أهل الفساد رد سنا مداه وليس يدرك بالأقواب تيار كعب وحسن والبصير قد
وصدر مسخار له والعلم رهبان وأخبار فالغيث من سكي جود البر ذو خجال وليس قابل لخوف منه فرار له من العلم ما لم يروي جبال لا خلد في البراء يا وهو صبار إن رسول الله سيف يستدعى به مهند من سيوف الله بدار للكل من جملة الأغيار مرتبات لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجار خدمه مسلمات الغامة يوم ويقدر ولا لمن بديسا سرق الهوى سرافا لأنه للورى سادات الأخيار وسابق لمن أقرانهم سبقوا إثباته هجروا والبعد أنصار لو لدى الله تفسيس بما سفير هم النجوم لقوم في الجسار لو لدى الله تنوين سفا هلالا إذا يلى كل ناس وأقدار بالنزول للخلق والإيمان قد جبيلوا ترا وخفض الذي على الكفار وصفوا المهدى بل للجميع كما كانوا يديمون والغيث ما دار لا سيما الخلفاء صديق مع عمر عثمان وعلي نعم الأبرار عليهم الدراري وعد الإله كما قد استنار بينهم منه الأنوار سألت ربي بالمدار ثم بهم أي سفر يوم للذنب والعار سألت ربي بالمدار ثم بهم ألا يروم الخفات دار أسرار سألت ربي بالمدار ثم بهم ألا يخالبني بسوء قرار سألت ربي بالمدار ثم بهم ألا تروم مجانا بي في خد النار
لا يقدرني بالقدر قدر سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤادي اليوم أخيار سألت ربي صلاة منه دائمة عني له مع خوف منه سألت ربي صلاة منه دائمة عني له مع من فيه بها سألت ربي صلاة قد تطهرني منه إليه لها نور وأسرار سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنياه مثل من خال أمام بني صديق سيدنا فللجميع بأن قد باق إقرار وبان إذ رفاق المختار وأهلهما في ديقنا وما هل للفيل الأنصار إذا خرجوه بتكذيب الوباء عداهم مهاجرا لما كان الأرض دار باتوا بمكر هذه من حول مرخديه والكل منهم بسوء فيه أموال وقابلوه بسوء ناسجين له في ليلة سرى فيها وسبار وواجهوا نواه من واجروه على دياني فوق في وكرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء بي وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواب كي يفوز بما يؤتى من الأجر ثم ترف قرار وأمه بجواب كي يفوز بما يؤتى من الأجر ثم ترف قرار بسائف الرار وليس عندهما غير الحفيظ له قال المكرم لا تزل لمن جار فزال يدعى بزاد نزيل لهما أفاهما
قد انزلت وحديث وأخبار واسى النبي بأموال وأنكاه بدا ولم يهروه شك وإنكار واسى النبي بأموال وأنكاه بدا ولم يهروه شك وإنكار لم يزرع بالحمراء لم يسجد إلى صنام والوالدان مع الأولاد أبرار أما أبو أزين الفاروق سيدنا ففي مزايا يداه ديار وهو المتم المزاول الإسلام يوم هذا ممن به كان للإسلام إزهار والله برق بالفاروق سيدنا الحق من بديل هبدته فجار ويوم سلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن الإسلام الفتى حمار البشرى لأهل سما والكل يقدر بتعززادي نلاي مرتفيعا له فدائل عن هكذا تفكار غدا دبرنا ساتر رن بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه الأمصار وهو سراج للفوز في هراتا الأقمى حمار فالفضل مسهار ومن كرامته بعث الكتاب لا نيل التوقف ثم الماء الإدرار أمام بناء عثمان سيدنا فاله بتبديل زرار هذا سادة
من وهو سبار صلت ملائكة الرحمن يوم خان عليه وفق الذي أبدته أخبار ومن خوارقه أنزال من دمه على الكتاب لا يدل فيه النسار ومن خوارقه أنزال من دمه على الكتاب لا يدل فيه النسار أما كنهم ميراث لله سيدنا زوج البدور لعلي ينفى ومختار لو سجاد والحرفان مع شرف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبوس سبتين ثم له هدى الملا ولخير الخلق إنسار لا أغاث الله منزلة من كهرنا من مزالة الزار له أقر رسول الله منزلة من كهرنا من مزالة الزار ومن سجاده البات متجيعا فوق الفراش وحول الدار مكان عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يزغ من المكاره ذرار مع كون كل عدو بالبعد يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة بصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغي من جار وإنما خرج المختار وجههم بقبضة من تراب والعداء فضائل سبيل لله جل على هنادها كلا تقلا من وسطار سألته جل بالمدارس مديهم الله زال الذي بيختار أقدار يا ربي بالمصطفى الماهما سيادي قد يعلم تسويف وإسرار فليخرج اليوم من خلد دماؤها بجاهه وسيادين وأقدار حسبي لي القلب فلتلقه معرفات ولا قواسه والأولى والإجبار حتى أفارقها حالا مخبأة ما
بلاه عني يتسمل قوما زادوا صار ونجر رسالة بسلام بلاه بها تزايلني في الليل أوزار ونجر رسالة لسلام بلاه بها تلازم قلبي دار أنوار ونجر رسالة لسلام بلاه بها تلازم قلبي من أسرار وأن يلازمني توحيد أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأكون بها ديم فيا أبدا بلا التفات إلى ما في أخيار وأكون على الأعداء مبتليا حتى لينقض أسرار وأخيار وأكون سعيدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار وارض به عنهم رداء الله عون وتكرار وهب لي دراب المختار ثم بهم الله خالد ما للدر جرار وهب لي دراب المختار ثم بهم الله خالد ما للدر جرار أنت ربي وكنت لي بودادي لك زوري لجنة بميلادي أنت ربي وكنت لي بودادي لك زوري لجنة بميلادي لك زوري على جميع الآل زرته لي لجنة ساسدادي لك كل يد سابق الآية منك سرمد يا عمادي هب لي بقدر فيلا بالفراد
دائما للذي كتب به
والبشر والنازل مد الجميع فيه وزن له مجيبا في الأمن والبشر وجاء قلوب أزهار الإسلام في أرمان والبادهم كل ما يبدي إلى قرار وسالدا بتسليم عليه بمن له بسبب والدرار وسالدا بالتسليم عليه بمن له الدم والتجود بسبب والدرار فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا عبدك سامي أمتي فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا عبدك سامي أمتي اكتب صلاة وسلام للنبي في الآل وصحب ذوي تجنبي سلم بجاهه وجاهه ما أمته يا واحدا لغما أبدلا على ذوي الإيمان بفرج يا واهب الأمان جميل أوصل جميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب سباء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم هل بمن يحبون كما يمهرها لوجهك الكريم وجه فرجا بلا أزل لمن يديمون الرجاء هب لي ذوي الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام معودة ربك القديم يا خير من يجود بالتقديم ربات سعيه إليك يا سكور بكرم ومنة وبشكر بحق وجهك الكريم هبله إجابة يا من محوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول باسمه يا من حباني البسول مصليا مسلما على الرسول باسمه يا من حباني البسول مصليا مسلما على الرسول باسمه يا من حباني البسول مصليا مسلما على الرسول باسمه يا من حباني البسول asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ni ngeen ko gisee kon njàng mi àgg na ci kanamu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla nag suñu borom yàggal lool te mu ànd ak wér. ñi yoroon njàng mi tey dégg ngeen ko mooy kuréel 2 bu Touba ci njiital sëñ Modou Diop. subaak jàmm incha allah kuréel 1A bu Daara Touba ñoom ñoo yor njàng mi ci njiital Serigne Cheikhouna Diagne. kuréel bi nga war a gàttandu nag njàng mi sëñ bi mooy kuréel 1 bu Kaolack. kon ma baamtuwaat ko kuréel 1A bu Touba ci njiital Serigne Cheikhouna Diagne ñoom ñoo ay njàng mi suba incha allah kon lii mooy programme bi ñu leen andiloon tey. Nous allons enchaîner sur les relations que nous faisions d'habitude sur les écluchères. Avant cela, pour le programme de demain, au 22e jour du mois lunaire de Ramadan, qui coïncidera avec un jeudi, c'est le groupe 1A de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Touba
avec comme maître de chœur Serigne Cheikhouna Diagne qui va se déployer demain dans la salle devant le Khalif. Et c'est le kuréel 1 de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Kaolack qui aura la charge d'accueillir et de raccompagner le Khalif. Alors pour cette thématique d'aujourd'hui, nous avons prévu de vous parler non d'un seul ouvrage, mais d'une thématique qui est transversale dans les écrits du Cheikh. Il s'agit de la prééminence du vénéré prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et nous allons voir comment cette thématique se réfléchit dans le jour de Ashura, le traitement de Ashura. Ashura qui est le 10e jour du mois lunaire de Muharram, le premier mois de l'année musulmane. Et également dans Isra al-Mihraj, dans ce qu'on appelle le voyage et l'ascension nocturne. Ce sont des événements qui ont été traités par le Cheikh, mais on verra que c'est un traitement particulier et ce sont des traitements qui tendent à une seule chose, montrer la prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est pourquoi il est des thèmes qui reviennent sans cesse dans les écrits du Cheikh. C'est la légendaire bataille de Badr, on peut citer Isra al-Mihraj, on peut citer Ashura, et ce sont ces deux derniers que nous allons cette fois-ci particulièrement retenir. Et leur point commun, c'est que tous ces événements, dans la manière de les traiter, le Cheikh fait ressortir la prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On l'a vu dans Fatul Fatah, on l'a vu également dans d'autres événements, mais ici, le Cheikh n'est pas dans l'événementiel. La manière dont il traite Ashura, la manière dont il traite Isra al-Mihraj, on voit que le Cheikh n'est pas dans le menu détail, dans l'événementiel. Le traitement des faits ne vise qu'une seule chose, montrer que le prophète est le nec plus ultra. Il est la qualité supérieure, il est incomparable, il est le prophète hors compétition et nous allons le voir dans la manière dont il a traité Ashura. Ashura, cette thématique que le Cheikh a traité dans Masalik al-Jinan. Il l'a traité également dans Masalik al-Jinan, un ouvrage de sciences religieuses dont le titre est Les itinéraires du paradis. Il l'a traité dans Tazawwud Shubban, le viatique de la jeunesse. Il l'a traité également dans Mimi, un autre ouvrage. Et on verra que la particularité, c'est que dans chaque niveau, il y a une précision importante qu'on ne trouve pas peut-être dans l'autre ouvrage. Alors ici, rappelons donc qu'Ashura, c'est le 10e jour de Muharram. C'est un jour particulier dans l'islam puisque de nombreux événements se sont déroulés en ce jour. Et on verra que le projet du Cheikh est plus apparent dans Mimi, des vers 91 au vers 99. Parce qu'au vers 91, il commence par dire Bijahi lam yamin lizad bi Adam Mous. Pour dire que c'est par sa bénédiction que l'Aïl Adam n'a pas flanché vers le péché. Car lorsque le maudit le tenta de le séduire. Au vers 92, c'est par son nom que Dieu sauva Noé dans son arche et a préservé Jacob de la cécité. Vers 93, jusqu'à la fin. C'est par la bénédiction du sélectionné Al-Muntaka que le bienveillant a sauvé Joseph du puits et de la machination de celle dont il craignait le danger. C'est également dans Masalik que le Cheikh précise que tous ces événements sont déroulés le jour d'Ashura. Tous ces événements miraculeux qui concernent les prophètes se sont déroulés en même temps le 10e jour du mois de Muharram. Et chacun de ces prophètes précités s'est fait un nom par le miracle qu'il a vécu. Il s'agit de Aboul Bachar, le père des humains, le prophète Adam, avec l'arbre interdit. Il s'agit du prophète Noé et l'arche dans laquelle il fut sauvé avec ses adeptes. Il s'agit de Jacob, dont l'épreuve avait consisté en la maladie de la cécité. Il s'agit de Joseph et son sauvetage du puits dans lequel il était jeté. Donc ça veut dire que tous ces événements, ces prophètes ont échappé par miracle à ces événements, par la bénédiction du prophète. Nous allons y revenir. Les vers 94, 95, 96, 97 et même 98 de Mimie complètent la liste de ces miracles. Et les miracles et leurs auteurs en disant c'est l'homme du poisson, Jonas, a obtenu une issue heureuse. Au vers 95, c'est grâce à lui que le feu d'Abraham devint froid. Au vers 96, Job obtint la paix
au nom de l'effaceur des péchés en retrouvant sa bonne santé. Au vers 97, Bil Mustafa Bahru Moussa Kanoun Falikhan, la mère de Moussa, grâce à l'élu, fut fendue. Et toujours, Kamabiron Issa, de même l'Esprit de Dieu fut hissé au ciel. Et le cheikh en profite dans Masalik pour montrer que le prophète Isa, c'est vrai qu'il est monté au ciel le jour d'Anjora, mais il est né le jour d'Anjora également, comme pour anticiper sur les controverses futures sur la naissance du prophète Isa. C'est pourquoi le cheikh très tôt a montré que sa naissance ne pose pas de controverse, il n'y a pas d'ambiguïté, il est né le jour d'Anjora, il est retourné au ciel le jour d'Anjora. Et au vers 98, et il ajoute vers 98, c'est grâce à lui que le fin devint mou pour David. Il est donc remarquable qu'il y a un socle commun. Tous ces événements miraculeux qu'on vient de citer, mais ils se sont déroulés tous le jour d'Anshura. L'autre miracle, c'est que le cheikh précise sans détour, sans embâche, que tous ces événements ont eu lieu grâce à la bénédiction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc cela veut dire que ils ont pu surmonter l'épreuve grâce à ce prophète qui partage avec eux le nom et le statut de prophète, mais en termes d'envergure, on verra qu'ils ne sont même pas comparables. On va voir que le plus impressionnant au vers 99, ça c'est le clou quand il dit c'est grâce à lui que les honorables envoyés en totalité, de même que l'ensemble des prophètes, obtinrent des avantages. Ceci n'est qu'un échantillon et cela peut forcer l'admiration quand on sait que, rappelons que les prophètes, c'est un échantillon qu'on a présenté, mais les prophètes, ils sont au nombre de 313, ils sont au nombre, les envoyés, ils sont au nombre de 313, mais les envoyés et les prophètes réunis font 124 000. Et le cheikh dit à leur endroit que tous ont obtenu des avantages grâce au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, cet échantillon qui a été présenté n'est rien comparé à ces 124 000 qui, dans leur totalité, ont eu la bénédiction, ont pu se tirer d'affaire, ont eu de la notoriété grâce au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est la preuve donc que c'est le sens de tous les propos que le vénéré Cheikh Abdulahad tenait, lui qui disait que mais c'est lui qui détient le bâton de maréchal, lui qui disait sans détour que c'est lui qui les a envoyés en reconnaissance, lui qui disait sans détour qu'ils sont venus en son nom. Donc cela preuve que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en termes d'envergure, n'est pas comparable avec les autres puisqu'il est leur tête de file, mais on verra que c'est ce qui va expliquer leur conduite et leur posture le jour de Anshura, le jour de Isra al-Mihraj, quand ils vont, n'est-ce pas, l'accueillir au ciel, et nous allons y revenir la prochaine fois pour montrer que le cheikh n'est pas dans le menu détail, nous le disons, l'événementiel, il n'est pas là-dedans. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer combien dans chaque acte qu'on pose, on peut montrer que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est incomparable. C'est le sens de Anshura, c'est le sens également de Isra al-Mihraj, c'est le sens également de la bataille de Badr quand il le convoque. C'est tout simplement pour montrer que le prophète est au-dessus de l'eau, il est incomparable. Nous allons le continuer la prochaine fois, demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أهلا